préfet nga bañ ko Fatima lan nga gën a gis ni moo gën a fës ci li nga xam mi ngi noonu Fatima comme waxtu wi dañoo xooj dañuy attaqué directement rek nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñooy safoo leeru jamono nuyu ñi nga xam ne ñoo ñuy teewlu ci internet beeg Facebook ak yu ni mel jaajëfal waa diaspora ndax ci la ñu bokk dañuy comme waxtu bi dañoo xooj rek Fatima dañuy jàll rek directement ci xibaar bu tiis bu dalati ca kaw assemblée nationale ndax gannaaw député bi nga xam ne moo nekk féete woon fële ca diaspora di Amady Gadiaga wàññeeku ni samedi bi ñu génn moom député diaspora boobule sax ñu gën koo xamee fële ca Europe de l'Est ak nord ak centre ba sax mën nañ ne fa la gën a féetoo mi ngi dëkkoon fa la doon dund sax muy Belgique bokk ci Benno Bokk Yaakaar mu doon xibaar boo xam ne daal bu metti la bu dal ci kaw assemblée nationale ba kii la sax di njiitu réew mi di président Macky Sall jébbal publier ci compte Twitter am seede yu rafet te yi nag di ko jaal askan wi yëpp mi ngi noonu Fatima bu baaxee rek ñu jàll feneen ñu jàll feneen rek ba tey dañuy des ci ay mbiram moom njiitu réew mi mu mel ne mi ngi bëgg a sonn ci coowal ngóor jigéen bi ñuy laam-laame jamono ci réew mi ndax gannaaw ba mu dalalee kuréel gi ëmb ñi nga xam ne mooy imam ak ulema yi réew mi àdduna jëmale ci mbir mi ndax xamle na ni moo nekk sax première sortem ni ngi bi élection yi jàlleeg léegi mi ngi door a génn te xamle na it acte boo xam lépp loo xam ne acte contre nature dañ koy tere fii si suñu réew te it xamle na ni lépp loo xam ne daal laaloon naag yooyu léegi yu nu mel duñ ko daganal fii ci réew mi leneen lu ci amaat mu àdduwaat ci mooy ñi la nga xam ne mooy ay imam la ñu doon jël mbirum débat boobule sax di ko politiquer ay politiciens plutôt di ko politiquer boole ko ci li nga xam ne mooy élection bi fu ñu jaar romb fa def ko ay wax ñëpp di leen ndiiraan doon na loo xam ne ñaawlu na ko te it tamit dikkaat na ci mbirum imam yi ndax xam le na ni bu ñuy toog ci seeni jumaa waka yu ni mel di gàllaka xaxar jël ay tuuma di ko teg ci kaw ndoddu assemblée nationale Aliou Sow ak li nga xam ne mooy nguur gi mënu ko dékku te it neexu ko maanaam loolu metti na ko ba fu metti yam mën nañu ko wax ndax ci ay kàddoom rek ba tey ndax te it sax mën nañu ne ñi nga xam ne nag ñoo yee boobulee mbir yee boobule coow muy waa ànd sàmm jikkoy xamle nañi moom njiitu réew mi wax ya may wax ay waxi naxa saxandak la na génn wala mu yóbbante ñi nga xam ne dañuy génn waxtaan ak askan wi dalal seen xel Aliou Sow. waaw affaire kii de man daf ma xaw a kii parce que finalement xam nga il faut être clair moi je pense que Macky Sall li mu wax leer na nañ yaa ngi dégg amul leneen lu ñu si tegati léegi man lenn laay man je pense man personnellement te du ma dof te xam naa ne aussi damay xalaat Macky Sall li mu wax dégg nañ ko fii góor jigéen du fi mës a am ci Sénégal parce que ñun dunduñu loolu yaa ngi dégg du fi mës a am loolu leer na lan la ñu bëgg maintenant y a une chose bu fekkee ne ñoom ànd sàmm jikko dañoo am un projet boo xam ne dafa taxaw bu leer boo xam ne ñoom gëm nañ ni ñoom ni ñu ko bëggee noonu ak ni ñu ko bindee noonu la ko sénégalais yi bëggee ils ont juste fait ils doivent juste faire une chose mooy nañ dem assemblée nañ élection yii di ñëw léegi nii dans 5 mois la député yi ñu def une coalition ñu ne sénégalais yi ñun projet bii ñu dépôt jox bëggoon ni ñu ko bindee nii dépôt jox ko 16 députés accepté ko ñu waroon ko voté assemblée nationale nangu nañ ko ñu projet boobu gars yi rejeté nañ ko léegi ñu la ñu bëggoon nekk ay député pour que ëllëg bu ñu nekkee député ñun lii ñu defal ko suñu bopp ñu voté ko parce que comme sénégalais yi à 100% d'accord nañ ci niñ ko bindee ñoom ci ñoom li ñu wax mais ils sont juste dem élection proposer sénégalais dinañ am majorité bu boobaa ñoom ñu def lu leen neex loolu yomb na muy noonu Thioro bon Aliou Sow n'est-ce pas seetaan nañu ay sorties yu président de la République Macky Sall ci ay télé yu nekk ci Europe lu ci mel ni TF1 ak yeneen France 24 ak yeneen mu ciy wax ne Sénégal moom dafa nangu ko gis nañ vidéo dafa nangu ko Sénégal am na ay góor jigéen déjà nangu na ko que Sénégal am na ay ngóor jigéen mais te nee nañ dëkk bi pays laïque la bu ñu jëlee ci sunu mbokk chrétien yi ñoom nee nañu diine gi mayu leen ko bu ñu jëlee sunu mbokk musulman yi nee nañ diine gi mayu leen ko te ñun ñoo yor majorité bu dëkk bu Sénégal pourquoi pas moom président de la République bu nangoo ne góor jigéen am na ci réew mi lan moo tax kon ñun pour ñu xeex ko war ñu ko mën a criminaliser maanaam criminaliser ko maanaam su fekkee am na ci réew mi te xam nañu ne yooyu la góor jigéen war nañoo mën a wàll ñeneen ci ay xale yoo xam ne juddooguñu wala keneen ak keneen mën leen ci suivre Aliou Sow est-ce que du lu ñu war a mën a criminaliser pour ñoom ci seen bopp ñu arrêté leen comme mën nañoo nangu ne góor jigéen am na teel a jël ay sanctions pour teel a arrêté loolu la tey sax loolu la askan wi di sàkko juste répondre waaw man sama gis-gis man mooy gis nga population dañ koy yar ko ci dëgg yar ko ci justice
yar ko ci lutte contre la pauvreté. ñuy retrouver seen dignité. loolu benn la. damay tontu. allez-y. loolu il faut ñu lijjanti ko ba pare. bu ñu lijjantee loolu coro ba pare ñu ne ñun on va faire une chose parce que gis nga fii ci àdduna bi nii àdduna bi dafa am nu muy doxee te Guy Marius Sagna dama ko mës a jàkkaarloog moom ma ne ko gis nga yow ci benn émission Ousmane Sonko bu nekkoon président ñetti weer nga bàyyi ko. ndax xam nga lu tax parce que dina am yoo xam ne moom ci boppam bés bu toogoon ba nekk président. du ko mën a def. d'accord. lu tax. allez day xam naa day gën a yaatu day gën a yaatu waaw allez-y xam nga man li may wax nii. man li may wax ni man Ousmane Sonko xam na ko. dëgg la li may wax ni dégg na la képp ku xam seetaan petit déj. régime politique yi adduna bi ni muy fonctionner. di nga xam li may wax dëgg la déet mënuma dugg dans le fond nag. je dis juste une chose. suba di nga ci ñëw même waxin gis nga langage diplomatique. bu subaa di nga ci ñëw. non bu gën a leer dinañ ci bu subaa incha allah dinañ ci gën a yaatu parce que dañuy faj système bi mooy ànd sàmm jikko yi man parce que man gëwuma ni noonu la ñuy lijjantee problème bi criminalisation d'accord parce que man xam nga am na lu ma jotoon wax ni man pour man góor jigéen dëgg-dëgg dafa feebar dañ ko war a faj muy noonu dañoo feebar góor jigéen li mu wax ni suba nañ ko eggale yow da nga ne nañu criminaliser man je suis pour ñu criminaliser mi ngi noonu lu am solo la Fatima ku nekk ak na nga koy jàppee rek waaye askan wi ñoo sàkku ci njiitu réew mi ñu gën a ci indi ay leeral teg ay sanctions yoo xam ne amaana daal dina mën a dalal seen xel ñu jàll feneen Fatima beneen polémique bu am ci ni gi semaine ba la ñu génn ndax émission bi lay di am ci 2STV yi muy confrontation daf ci am ay yu doy waar yoo xam ne dañ ko ci nemmeeku muy ay féticheur mën nañu ko wax kukaande keneen ka mu àndal dañ fa toogoon di def yoo xam ne daal yu doy waar la loolu lee tax sax waa axlu Baye Fall ñi nga xam ne ñoo fiite ci yoonum wàllum diine nanguwuñu ko te it am ci loo xam ne lu leen naqare la ndax waa ji toog dafa jël nataal ki nga xam ne mooy kilifa gi jël ko takk ko di def yoo xam ne daal yu safaanoo la yu doy waar tax na sax sénéra addu jëmale ci li ni mel ndax biral na ni jot na lu toll ci fanweeri plainte mu doon loo xam ne amaana lu naqari képp ci réew mi ndax duñ leen ko féetale rek tax na sax ñoom sénéra di fàttale ni article 12 bu cahier de charge bu ñeel établissement wa illaa sax exploitation d'un service de télévision commercial bu mel ne 2STV dafay faral di tere lépp lu nga xam ne maanaam yu mel nii la def yoo xam ne daal day indi ay féewale rawatina sax ci ay diine mu doon menace boo xam mën nañ ko wax sax menace de cohésion sociale rawatina sax luy indi ay féewaloo tax na sax ñoom Babacar Diagne sàkku ci ñi nga xam ne ñooy waa 2STV ak équipe confrontation bi surtout jéggalu askan wi te it bàyyi di doxalee yi ni mel maanaam yi nga xam ne mooy li waa ji di faral di def ñu bàyyi ko di fësal ci li nga xam ne mooy Yewwi les télé tax na sax it ki la di présenter émission bi Coro di jéggalu askan wi te it xamle na ni loolu ba mu koy def ngir démasquer ñoom seen jeu ak yi ñuy def waaw mi ngi noonu Coro mais gis nga lecture bi ñu am ci yenn émission yi mooy gis nga nañu bàyyi émission suy waaj a daanu wala bu duggoon ci xolu nit yi ñu gis ne fan yi taluñu la ngay jéem a ut buzz ci yenn yi loolu tam dañ ko war a bàyyi parce que tamit ñu ñooy waxante dëgg ñu ñoo ne ci télé yeeg leneen ak leneen gis nga bëgg buzz bu na taxaw woo ay charlatan lañ leen mën a tuddee maanaam ay ñoo xam ne nii ci wàllu wi ñuy yëngu déjà reconnaître ko fii ci Sénégal bu fekkee ni certains Sénégalais ñu ngi koy lii beneen bi mooy bu ñuy poussé ay bëgg buzz ak yooyu ci émission yi dañ ko bàyyi ba pare day wax lu ñor askan bi parce que lii nii ñorul benn yoon askan bi démasqué leen ak ñàkk leen a démasqué bu fekkee ne ñoom ñu ngi wëy di arnaqué nit yi ñoom ñoo ko nangu ñoom ñoo war a yeewu ci loolu beneen bi mooy moom yorul daraay Baye Fall takk nga sa njël maam Cheikh takk nga sa lii xeesal nga ba weex naa ko wax xeesal nga ba weex takk say pettaaw doo daraay Baye Fall donc kii rek déjà moom ci boppam dafa mu ne lenn rek mooy axlu Baye Fall lañ ko sant mooy njëlu sëñ bi mu takk nii mu tekki ko kii nga xam ne dafa liggéey maam borom Touba ba tey jii mu jox ko li mu am ay sëtam tey jii toog macha allah ci chaise yi ñu toog ba ku ci ne di jébbalu ci ñoom na tekki njël bi njalabaan yi mu takk ak yooyu nag bu ko neexee mu takk ko ndax loo xam ne di bu koy waaye mënoo xeesal ba pare ne Baye Fall mooy góor dëgg mais xam na moo metti mooy gis nga lii nii lii demal nga xool man xooluma ko de mais moo ëpp vue ci ñu ëpp vue parce que Sénégal ñoom duñu xool am importance loolu la ñu bëgg mais gis nga ñun am nañ ci responsabilité ñun en tant que télé yi nañuy proposer Sénégalais yi loo xam ne daf leen di yóbbu fenn fi ba pare ñu ngi woon ci jamonoy élection nit ñi nekk ci loolu concentré wu ci kan bi mu nekk ñaari sax moom mériteetul vraiment ñu koy non man di mooy considération Sénégalais considéré wuñu leen teguñu leen fenn ñàkkal leen fayda ak ñàkk fu ñu waxee mën naa ne moo tax vie yu yokk ndax ca commentaire yi dañ leen di wax
la ñu bëgg a wax yii nañ koy faral di arrêté dëgg la nag ku nekk ak la li tax nga di ko def wala li tax nga teg leen pour démasquer leen ak lu mu ci munti doon sénégalais rafetlu wuñ ko ëxlu Baye Fall rafetlu wuñu ko te liggéey bu rafet liggéey bu rafet ak sëriñ bi moo leen ñor kon nag yii doon na loo xam ne lu nit ñaawlu la vraiment kooku sax amaana sax ay waxam moom ku koy wax jamono ji da ngay tardé place bi nii waxtu bi mu wax foofu noonu am na keneen ko xam ne mënoon nañ ko invité mu wax lu njëriñ Sénégal mi ngi noonu avancé loo et c'est dommage c'est tout le temps comme ça et bu fii bare beneen la wala mi ngi noonu te nañu bàyyi naan sénégalais ñoo indi vie nañ indi vie sénégalais yi li nga leen proposé rek la ñun ñoo war a jàppale sénégalais yi ñun tant télé mi ngi noonu ak émission yi ñu ciy def ñun ñoo leen war a jàppale comme ni ko waxee rek Fatima ñun ñi nga xam ne ñun ñooy nekk animatrice yi wala animateurs yi nga xam ne ñoom ñooy indi projet yi wala ñun ñooy indi li nga xam ne moom moo débat di ko teg ci télé nañ ko saytu bu baax baax rek mu nekk loo xam ne lu positif la pour askan bi Fatima ma voilà mi ngi noonu balaa ñëw tàggoo Fatima duñu laal li te waxuñu ci li xew ci réew mi ndax ki lay di Bougane Gueye Dany gis nañu jamono ji ni ki démb ak tey mu ab audio bu fuité génn coro mu mel ne jot nga ci ak Sénégal gi yëpp mënuñ ko teg nag ndax ca anam ya mu ko waxee la muy waxtaan ak ki nga xam ne kenn ci ay jegenaaleem ba xam le ni moom doonul koo xam ne dafa topp ci ginnaaw ki la di Macky Sall la ñu koy jiiñ ne da koy liggéeyal bokkul ak moom doxul ak moom dara te ña koy wax ci réseaux sociaux yi la ñu nekk rek di wax lu leen neex te buñ ko waxee moom jàkkaarloog moom wax ko ca la dagg bu kii ba saaga bu garaaw daal jaar fa mi ngi noonu kenn di ko fi jàllale waaye doon na loo xam ne réseaux sociaux yi ñëpp ko ŋàññi ndax dañu gisoon ci moom classe gis ci moom élégance nekk nit nekk koo xam ne te it sax ci fi ñu li ñuy teg rek mooy moom mi nga xam ne mooy Bougane Gueye Dany ci kilifa nga ni bëgg nga yor réew mi est-ce que kàddu yooyu tey war nga ko di mën a génne ci askan wi audio bu fuité la nag peut-être waxtaan boo xam ne peut-être c'est privé la mais askan wi jot nañ ci Sénégal jot ci ba ñëpp di ci def ay intervention mu doon loo xam ne lu doy wax la Fatima comme waxtu wi jot na coro da ngay comp tuuti rek bu ko defee ñu tàggoo attention ci loolu parce que duñu fàtte audio biñ ñëwoon dafa fuité ci Barthélémy Dias jëm ci Ousmane Sonko duñ ko fi fàtte mu nekk audio boo xam ne tam jëloon nañ ko au sérieux ñëpp di ci wax mais bi ñu ko xoolee ñi décortiquer wàllu wi voix yeeg yooyu nee nañu audio bi dañu ko monté te loolu kenn du ko dégg te ne du voix comme nag déggaguñu Bougane ci fitam ci xadaram ak leneen ci ay politique war na mën a génn wax ndax moom la wala du moom Barthélémy Dias ba mu génnee dañ ne di moom te ba mu ko tegee ci yoon dañ ko wan ne ko carrément voix bi du yow montage la te am nañu ñoom tamit ay kujje yoo xam ne ni ñoom ñoo fi nekk pour gën leen a mën a jaxase mi ngi noonu donc dañ ci def attention ci kaw moom mu génn ci moom mu génn peut-être wax ci leneen rek ci li mu waxoon rek ma yeggali rek balaa may tàggatoo mbokk téléspectateurs yi mooy ci li ñu wax rek ci audio bi xamle na ni ñay wax loolu ay partisans wu Ousmane Sonko lañu te ñenn ñi sax ñu ngi commencé tontu xam naa ne mercredi dinañ gën a ñëw ñu gën cee yaatal bu fekkee tamit moom tamit àdduna ci def ci ay démentir lu nu mel bu fekkee audio bi du dëgg Fatima sànq ba tey yaa ngi mooy kobos maa ngi tàggoo macha allah ma petite sœur mii noonu coro bu baax bi jaajëfal mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñooy safoo leeru jamono duma jug nag te nuyu ma Beuz Colobane sama tailleur la mais dañuy xuloo rek moo jaar fii gërëm ko bu baax jaajëfal ñi nga xam ne nag mooy waa diaspora bi Aliou Sow c'était un plaisir mu nekk mii noonu verte zone de ma manqué sama xaalis su mayo macha allah ngeen àndaloog ki nga xam ne moom moo di Fatima ki dee ci seen rubrique people mu indi woon ay leeral yu yaatu yu leer nañ mu nekk loo xam ne fësoon na trop ci li nga xam ne moom moo di ci réseaux sociaux yi mbégte la ñuy am rek saa su ne bu ñu jàkkaarloo ngeen fii nii ci Walfadjri ci seen plateau Petit Déj